conférence de presse bi nag ñëpp xam nañu li xew ci département de Tivaouane ndaxte dañu xëy ay takk der dugg ci dëkk boobu ñuy wax Tobène jàpp fa ay nit dóor leen toroxal leen yóbbu ñenn ñi ci brigade gendarmerie Tivaouane ak Mboro ngir rek force dañuy natt seeni tool te tool yooyu ñoom mu nekkoon ci la ñuy bay ci la ñuy dund waaye ICS bi nga xam ne ay Indiens ñoo ko dirigé ñoom ñoo soxla suuf soosu état du Sénégal nag far ci Indiens yi jàpp ñi nga xam ni ñoom ñooy population Tobène di ay citoyens sénégalais bëgg leen a toroxal ci seen dëkk mu mel ni dañoo gis Sénégal li nga xam ni moo doon xew ca Gaza li nga xam ni moo doon xew ca Palestine maanaam juif yi ñëw fekk ñi nga xam ni ñoom ñooy waa Palestine ci seen dëkk bëgg leen a toroxal loolu nag moo waral ñun ñu am taxaw tem ànd ci ak population Tobène bi nga xam ni tey naam ñenn ñi ñu ngi ci kaso ba mais am na ñeneen ñoo xam ne ni taxaw nañu tem pour continuer xeex bi. ay forces de l'ordre dañu ñëw fii ci département bi plus précisément dans la commune de Méouane dugg ci benn village boo xam ne ñu ngi koy wax Tobène encercler ko non seulement ñu encercler ko mais ñu dem rocc fa ay nit yóbbu ñu nu fa rocci nekk ay chef de village lu tolloog ñett ci ñu mën a lim rocci fa aussi ay jeunes yoo xamante ni ku wax jeune ni yaakaaru ndaw yaakaaru askan wi ñu rocci leen yóbbu ngir intimider population yi nga xamante ni ñoo nekk foofu ngir ab géomètre boo xamante ni dafa ñëwoon ngir natt ci tool yi ma yaakaar ni nag natt ay tool balaa ñu ko wax dañoo war a négocier ba d'accord ci dara waaye bu fekkee d'accorduñ ci dara nga bëgg a ñëw natt ay tool loolu man yaakaar naa ni loolu jaaduwul donc ci lu mel noonu nag ci lañ ñu taxawalee tey ji point de presse bi waa aar li ñu bokk di ko dénoncer ba fu ñu suñu baat mën a yem donc di wax ni mbir la moo xamante ni nii bi mu dooree xaw naa durer ñoom def nañ fi ay point de presse woote nañu fi fu ci ne wax nañ ba fu seen baat yem waaye dafa mel na ñoom dégguñu leen muy askanu Tobène ak li ko wër ñu yaakaar ni dañu war a jël seen ay suuf te ni ñu ko waxee dafa mel na jël seen ay suuf dañu leen a bëgg a natt ci barème boo xamante ni nii 1974 la te kenn ku ne xam na ni 1974 ak léegi la saaku ciment doon jar jaratu ko la leneen doon jar jaratu ko donc muy mbir moo xamante ni nii ñoom am na ñoo xamante ni nii ICS déplacé na leen ba indi leen wetu Pire ñooña tey jii boo demee fa ñu dëkk di nga xam ne am na ci ñoo xam ne seeni kër sax eggul am na ci ñoo xamante ni nii dañ daan bay amuñu ay tool yu nu bayee ndax fan leen yóbbu ay parcelles lañ leen fa jox yoo xamante ni 15/20 la loolu boo bëggee yor ay fas bëgg a yor ay ndingi ngooñ bëgg a yor ay lobbi mat loola xajul ci 15/20 donc ICS bu ñëwee Tobène bëgg a waxtaan ak ñoom dafa war a waxtaan ak ñoom waxtaan woo xam ne wu leer naññ la état bi aussi rangé wu ci côté population bi xam ni ñee ay indien dong lañu seen intérêt leen fi indi. bi loolu amee aussi Aly Ngouille Ndiaye ñëw na fa mardi le 28 juillet bi passé bi mu ñëwee toog waxtaan ak ñi nga xamante ni ñooy askan bi moom ci boppam reconnaître na ni barème bi nga xam ni moom la ñuy fayee barème bi baaxul comme xam na ni barème bi baaxul nag waroon na lu mu gàtt-gàtt mu jéem a fexe ba nga xamante ni dina rangé wu ci côté population yi ngir ñoom ñu am fa loo xamante ni dina consistant ñoom nag ni nu ko gisee aussi mooy bëgguñu déplacer waa Tobène. Tobène est un gros village. ñu indi fa juróom benn oto gendarme daal di ñëw ni ana Dóoda Soox booba man fekk na maa ngi ci biir kër gi toog soxnaam ni ko Dóoda Sooxaa ngi nii
mu ñëw jàpp patam yi yóbbu ma yaakaar nag bu fekkee réew mi yoon la nekk yow nit ki convoqué nga ko néewu la duma la wuy si yaa ngi dégg noofoon nga ko convocation ay 7 heures du matin nga ñëw indi juróom benn oto mel ni kii dafa rey nit wala dafa def loo xamante ni dafa garaaw parce que mu nekkul lu dul ci aar alalam parce que ñun ñi ay baykat lan bay lan xam ci lan judd nàmp ci man waaw te ICS bu la waxalee ku dëkk Kër Magay wala ku dëkk Màkka Jeeg nu jàpp ko ICS nu ni da leen di jëlal benn wañ amul te benn ndaw bu fay liggéey amu fa léegi nag nee na leen ba ñu nu ngeen jël suuf si waaye nag li ngeen koy jëlee dañuy waxtaan ba jubóo léegi nag ñoom nee na loolu duñ ko def dañuy ñëw doxee doole ñu ni ko nag xanaa bu ngeen nu rayee ba nu jeex ngeen di jàll waaye ñun deedu ñaar parce que sa suuf ku ko jël amatoo métier amoo dara mooy rey na la waaw léegi bi ñu defee loolu daal di jàpp ñi nga xamante ni ñoo war a jottali suñu kàddu yëpp léegi ñu jàpp leen tëj ñu ngi nii ci brigade Tivaouane waaye xamal ni ñun ñëpp la ñuy jàpp parce que tey jii àll ba gerte yaak dugub ya yoo xam ne bay nañ ko ba mu naat falan raté mënatoo faa gis gerte dugub yëpp maatee nañ ko waaw gerte yoo xamante ni dugub yoo xamante ni toll na ci daanaka nëbb ginaar lépp yàq nañ ko ba mu jeex léegi nag li ma leen di xamal xam ma ku leen fa yabal waaye ñun tey moom duñu bàyyi tey duñu bàyyi suba te ñee ñu téye ko sa bopp bu ñu leen continuer di leen téye ñun dina leen fa fekk si dinañu fekk ci biti baa nu fekk leen ci biir waaw parce que am na ñoo xamante ni fi mu toll yaa ngi dégg ñun suuf see lan am ku ñuy rey di nga ci rey ku ñuy bàyyi mu dund di nga nu bàyyi ñu dund waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant. territoire Sénégal fi mu yem jusqu'à la fin des temps du yokk alors que li ñuy occupé du jour au lendemain day gën di yokk kon ce qui veut dire que tôt ou tard dañuy dem ba am problème mu espace loolu mooy la réalité problème espace boobu nag ñun population commune département Tivaouane ñun ñoo koy jëkk a dund les conséquences parce que li fi installé ci entreprise dafa bëri moi j'ai fait des études par rapport à ça mais gis naa ni fii ak moins de 25 ans je dis bien li may wax je dis très bien li may wax moins de 25 ans nit dina fi bëgg parcelle bëgg a mool ay moolam teg bëgg a dëkk ñun ko non fii mënoo fi teg lii domaine industriel la d'ailleurs ñun ñu ngi koy dund à côté de Taïba Ndiaye man j'ai été dans un village boo xamante ni def naa fa enregistrement émission mais population ya fa dëkk ils ont des problèmes pour ñu am fu ñu dëkk parce que domaine u Sénélec la kon déjà ñun ñu ngi subir les conséquences léegi nag li am ñun ñëpp ko déggandoo ñun ñëpp ko gisandoo Sénégal yëpp ko xam pas longtemps je dis bien pas longtemps opinion nationale ak internationale ñoo tegan pression ci benn sénégalais boo xamante ni mu ngi fii ci réew mi la dëkk mën naa ko citer muy Babacar Ngom ñëpp dina bàyyi suufu Ndingler tey jii ay étranger ñoo ñëw pourquoi pas ñu bëgg a xëy xañ sénégalais ni ko doo liggéey parce que suufu baykat si nga jël tey jii ay étranger ñëw ñu leen kaay leen jël leen ban sénégalais la nekk est-ce que dañoo war a jël ay sénégalais di leen ay yéen kat war leen liggéey ci biir réew mi jël ay étranger leen kaay leen jël àllu réew mi jël suufu réew mi ban sénégalais la nekk mbir mi nag jërul jeex jëm fet ku ne xam na système bi ni muy doxee mooy kan yi ñi fi nekk les autorités moo xam chef de l'État ak ñuy ànd ak ñoom seen objectif du lenn lu dul fexe ba lépp lu tubaab bi bëgg ñu may ko mu am ko ni mu ko bëggee lu sénégalais bi am ñu xañ ko noot ko dóor ko forcer ko tëj ko ci kaso yi c'est ça la vérité des faits loolooy dëgg bi ba tax na ci résumé parce que bëgguñu jël temps maa ngi interpellé fii ñu dëkk laay commencé ak fii nga xamante ne nii fii lay mooy siège u Tijaaniya au niveau national maa ngi interpellé xalif bi mbir mi ak njabootam la dal mbir mi ay taalibeem la dal moom mu jël ci ay responsabilités am yëkkati kàddoom balaa bay di way mbuus parce que lii fu ne la mën a yegg de toute façon ñun buñ paree dinañ fexe nu ñuy defee organiser wu pour dem toog ak moom waxtaan ak moom expliquer ko li xew benn ñaareel bi aussi ñu ngi interpeller président de la république parce que nag ginnaaw autorité religieuse bi il faut quand même aussi ñu interpeller autorité politique bi mu xam ni moom moo ñu njabootee temporellement ni nu spirituel bi njaboote mu jël ay responsabilités am ñëw taxaw ak njabootam
lii moom moo mën a régler